وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. mbokki jullit yi fi mashaariqil ard wa magharibiha ñoo ngi nuyu ñépp di leen ziyaara di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal nañu dundal ci sunna rey ñu ci dekkal ñu ma alxabibi sallallahu alayhi wa sallam fi firdawsihi l aala. mbokki jullit yi centre nafsul mutmainna moo ñëw di présenter lenn ci ay liggéeyam nga xam ni liggéeyam lépp dafa jëm ci les plantes médicinales nga xam ni lépp faj la moo xam ni fajum cosaan la. ala kulli haal ñu bëggoon a présenter lenn ci liggéey bi ak garab yoo xam ni centre bi defar na ko ak wane tuuti rekk ci fiñ ci jaar, muy sunu wayjur bu góor di Ahmad Sall rahimahullah, yal na yàlla yërëm ko jéggal ko. lii ñu am ci wàllu faj ci kàttanu yàlla ci loxoom la ko yàlla jaaral. moom la yàlla defoon mu nekk fajkat bu ñu xamoon ci réew mi, yaroo ci mag ñi, yore xam-xamu faju cosaan muy reen ak yi xob ak xas ak yu demee noonu. jàngee ko nag ci ay maamam diggante Fuuta, Saalum ak Siin, ñëw ci Dakar yàlla dogal ñu judd ci ay loxoom ba toll ci jàng mu dalal ñu jàng, yal na yàlla fay ko ak suñu wayjur bu jigéen. amul woon benn métier lu dul woon faj boobu nag ñu doon ko jàng ci moom, te it mu miinaloon ñu ko di ñu ko jàngal ba yàlla dogal mu génn àdduna. yàlla na ko yàlla yërëm wayjur yépp. bi mu ko defee bi ñu génnee di jàng ñu nit ci dëkku àll yi lu mel ni Saalum, Jurbel ak yu demee noonu, ñu nit ñu continuer ne fa jàng wàllu faj mi. daje ceeg nag ay étranger yoo xam ni dañu daan ñëw ci plan international. am na ci ay américain, amoon na ci sax ay chinois. ci ñoom laa jàngee wàllu emballage yi ak wàllu confectionné yenn garab yi. ci ñoom lañ ko jàngee ndax yàlla dogaloon na ñoom it ñu gis ni am nañ ci xam-xam buñ ci yàlla may, kon ñu jàppalanteeg ñun ci yenn yi may nekk ak ñoom ci àll yi. loolu rek ci gàttal moo nekkoon suñu jaar-jaar ci wàllu faj mi. di wax bi jiitu ci centre bi amul benn médicament buy jóge à l'étranger ñu koy liggéeyee, ndax suñu wayjur bu góor xamut woon loolu. ñu bari bu ñu déggee faj bi dañuy jàpp ne ay médicaments étrangers lañu yore. ñun médicaments yi ñu yore yépp fii la jóge ci réew mii di Sénégal ak li ko wër lu mel ni Guinée ak Gambie, muy sous-région bi. garab yi fi nekk nga xam ni ay garab la ngeen gis ko ci emballage yi, ñun ñoo koy liggéey ci kàttanu yàlla di ko defaral suñu bopp. li fi nekk garabu étranger mën nga ni ñaar rekk la, muy habba sawda, te nga xam ni loolu jàngalem yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam, ak xulba. lu dul loolu rekk garab yi réew mi la, ci lañu nekk di ci yëngatu
di ñaan yàlla mu defal ñu ci barke defal ko mboolem jullit incha allah. feebar yi nga xamante ni dinañ leen traité dinañ ci ñëw xam naa ni duma ni yépp dañ koy traité waaye li ëpp ci kàttanu yàlla dañu koy traité dinañ ci présenté rek yenn garab yi incha allah rabbi bu ñu demee ci tableau bi ñu présenté yenn feebar yi nga xam ne dinañ ko traité incha allah. waaw comme feebar yi nga xamante ni waxoon nañ ni dañ koy centre bi dina ko traité gis ngeen ko nii mooy centre nafsu al mutmainna centre bi ci yi muy traité bokk na ci feebaru asma dinañ ko traité ci kàttanu yàlla. arthrose muy ay yax yoo xamante ni dafay faral di metti ballonnement la même chose dinañ ko traité ak it constipation muy seere boo xamante ni seere bu jéggi dayo la. dinañu yëngatu aussi ci faiblesse sexuelle lu mel ni estomac ak ulcère hémorroïde hernie yooyu centre bi dina ko traité. dinañ traité aussi diabète drépanocytose ak dermatose mooy feebar boo xam ne dafa jëm ci wàllu deru doomu aadama gaañu yi kurabët ndoxum siteeg yu demee noonu. traité en même temps que éjaculation précoce wala prématurée muy góor boo xam ni yàlla daf koo nattu muy gaaw a sottal. dinañu traité waale tamit yii nga xamante ne mooy wàllu sorcellerie yi nga xamante ne ci wàllu njabar lay dellu moo xam góor bu ñu takk xala wala jigéen bu ñu takk xala wala góor boo xamante ni dañu ko liggéey boo xam ne ay loxo ñoo ko def loolu tamit yàlla dogal na dinañ ci yëngatu. wàllu jinn la même chose mooy koo xamante ni dafay jékki di daanu jékki am rab am ay àndandoo loolu tamit yàlla dogal na dinañ koy traité. la même chose que dinañ traité li ñuy tuddee mauvaise œil muy lu mel ni ay cat ak yu demee noonu centre bi dina ko traité. hémorragie utérine la même chose dinañ ko traité ak feebar yoo xamante ni ci biir lay dugg mooy les maladies gastralgiques feebar yu dellu ci wàllu mbàq ak lu jëmee noonu rhumatisme ak règle douloureuse ci wàllu jigéen ñi loolu lépp incha allah centre bi dina ko traité ci yenn présentation yi rek am na ci yoo xamante ni xëy na tudduñ ko mais yi ci ëpp yooyu centre bi dina ko traité. lu jëm ci wàllu hémorroïde bi boo xoolee façon yi ci am moo nekk nii gis nga bii daanaka hémorroïde externe la. hémorroïde externe dafa am ñaari façon boo xamante ne gis nga fii picc bi ñetti picc lay nekk kooku bu xasee ba dal nit ki daanaka bu dee góor wàllu ngóoraam daanaka mën nga ni dafay daal di taxaw dootul nekk góor normal. bu fekkee ni dafa dal jigéen am doomam day nekk lu jafe ëmbam day nekk lu jafe bii mooy hémorroïde bi nga xamante ni peut-être benn picc la wala ñaar moo gën a moyen ci hémorroïde externe yi. bii mooy hémorroïde interne bi nga xamante ni ci biir bi la nit ki di yëg hémorroïde bi mais du génn yooyu dinañ ko traité. lu mel ni dermatose wàllu siti yi bii nga xamante ni kurabat la ak yii yëpp façon bii bu ci nekk yàlla dogal na dañu koy traité. diabète bi mooy présentation nii gis ngeen moom it dañu koy traité incha allah. suñu ñëwee ci wàllu bi ëpp solo te ñu bëggoon ci waxtaan mooy wàllu ventouse nga xamante ni moom mooy nampatal ci olof lañu koy wax wala ñu koy woowee gàjju arab di ko woowee xijaama. lu bëri ci nit ñi dañu koy faral di def mais xam ngeen ni xijaama dafa am yoon dafa am nu ñu koy defee ndax xijaama day jëm ci génne deretu doomu aadama. lépp lu ñuy génnee deretu doomu aadama dafa war a nekk lu sûr parce que nit 90% ci dundam ci deretam lay dellu ay feebaram ci deretam lay dellu ak ci ndoxu yaramam. kon lu mel noonu nit ki balaa mu koy def balaa ngay wax ni nañ ma defal ventouse wala ngay dem nit ki di la dëpp kaas di génne deret wala ngay dem ci waa ji mu lay dëpp béjjën di manque deret loolu dafa am yoon bu muy jaar. façon feebar yépp nag mën nga ni dinañ ko defal ventouse dinañ ko defal li ñuy tuddee gàjj dinañ ko defal li ñuy tuddee nampatal ci olof moom mooy lii di ventouse. gàjj mooy feebar boo xam ne da ngay dagg yaram ni ko pour génne dara am na lu ñuy tuddee xijaama jàffa yooyu yépp nag boo ko seetloo nit ki balaa mu koo def dafa war a dellu ci état bu xool ndax tension yëkkatiwul lu jéggi dayoo wala tension wàccul ba jéggi dayoo loolu su amee pour ñu defal nit ki ventouse dafay daal di nekk risque te it defal nit ki ventouse dafa war a dellu ci ñetti fan muy 19 ak it 17 ak 16 mooy yi gën ci defar nit ki li ñuy tuddee xijaama muy ventouse
nit ki bu amee problème artériel mën nañ ko defal hijaama. su fekkee la même chose que dafa am problème boo xamante ne newi bu nekk ci yaramam mën nañ ko defal. su fekkee même sax nit ku amee feebaru néew doole wala hémorroïde yu demee yooyu yëpp incha allah dinañ ko defal hijaama. boo seetloo lu ñuy tuddee nag hijaama amma nga xamante ni nit ki dafa jékki rek di sentir ci yaramam feebar te feebar boobu mënu ko gis fenn bii la ñuy def hijaama amma mooy 8 pots yi 8 pots yi nga xamante ni dafay séq colonne vertébrale bi. bu séqee colonne vertébrale bi lii buñ ko defalee nit ki balaa ñu ko koy defal il faut yaram bi da nga koy diw ba mu niin soo ko diwee ba mu niin borom day naan loo xamante ne day am vitamine C moo xam limon la wala orange wala lu mel ni mandarin loolu dañ koy defal jus boobu mu toog di ko jël. waaye def bi tam li ci gën mooy diggu bëccëg à partir de 10 heures jëm suuf jëm midi. mais bu ñu demee ba dugg 2 heures rek jëm kaw nit ki waratu def hijaama bii nit mën na toog ba mu neex ko mu def ko parce que sentir na ci yaramam loo xamante ni xamut ko kon war nañu defal ko bu mel nii. waaye balaa koo nit ki def na xool taux tension fu mu toll ndax tension bi normal na balaa nga koy defal nit na nga xam tension ndax normal na. bii mooy hijaama bi nga xamante ni mën na jëm ba ci asthmatique bi ki nga xam ne dafa amee asthme ñu war ko defal hijaama booy da ngay xool à partir de pot 1 ba 49 1 ba 49 mooy da ngay jël 1 tëb 7 ñëw 4 dégg nga tëbaat yeneen 8 ñëw ci 22 tëbaat yeneen 9 ñëw ci 49 loolu nag technique la boo xamante ni expliqué ko nii du yomb moom dina traité feebar yooyu. bii nga gis nii borom mooy koo xam ni dafa amee lu ñuy tuddee AVC nit ki bu amee AVC yii lañ koy defal boo calculer day nekk 31 pots 31 pots bii nga xamante ne moom la ñuy defal nit ki boo ko xësee ba defal nit ki warul romb 5 minutes su rombee 5 minutes rek mën na ko indil crise boo xamante ni kenn du xam ñoom jëm moo tax ñu bëri dañ may laaj ci wàllu ventouse ku ma ko wax rek ma ne la déedéet ventouse du ñëpp ñoo koy def du képp koy def du ku nekk koy def balaa nga koo def il faut mu tombeek ci weer bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru biir pas ci weeru tubaab fukki fan ak juróom-ñeent mu tombeek yoor fukki fan ak juróom-benn mu tombeek yoor fukki fan ak juróom-ñaar mu tombeek yoor amu ci benn buy tombeek ngoon gi. dinañ koy def na mais jigéen duñ ko defal lan moo tax duñ ko defal jigéen li aju ci jigéen moo bari xëy na bu fekkoon am na jigéen ñu ko jàng wala ñu jàngaleen ko ñu xam ko loolu yépp centre bi dina ko liggéey mais nag du nit ki day ñëw rek ñu defal ma nangam ñu defal la day dellu ci ndax sa yaram laaj na ko war nañ la ko defal wala déet. fii centre bi moom moo ko liggéeyal boppam amut lenn lu ñu jëli fenn su jëmee gis nga lii ay lem la yoo xamante ni lem yu ñu lakkul la muy ay naturel miel nga xamante ni lem la yoo xamante ni yu am solo la nit ki mën na ko jël tout le temps. bii nga xamante ni moom mooy as siwaak médicament la yoo xamante ni ci jigéen lay jëm dañ koy fajee trompe yu bouché règle douloureuse ak règle yoo xamante ni day retardé yooyu dina ko traité jëm na ci wàllu jigéen. bii nga gis mu verte nekk ar rahma kii ci wàllu hémorroïde rek lay traité dafa ànd ak lem ak garab yu ñu ko booleel. bii gis nga ko moom it ci wàllu courbature lay jëm maanaam yaram boo xamante ni dafa am métit bu jéggi dayoo moom lañ koy traité mais bii buñ ko koy traité dafay ànd ak Dakar. bii nga xamante ni moo tudd al wafa la même chose gis nga ko yi muy traité dina traité diabète hypertension ak wàllu koo xamante ni lekkam bariwul ak wàllu anémie boobu tam dina ko traité moom mooy al wafa. la même chose que baax na ci góor goo xamante ni dafa am problème varicocèle bii di peau yu verte yi ñu bind ci rahma moom it wàllu siti kurabat loolu lay traité lu jëm ci wàllu dermatose kii da koy traité mais ci biir bi la koy traité nit ki da koy naan avant muy tëdd. lii mi boo tudd almatine moom dafa jëm ci wàllu góor goo xamante ni dafa amee impuissance sexuelle nga xamante ni dafa néew kattan ba néew kattanam jéggi dayo peau yi moom daf koy traité ñaari façon peau la am na peau boo xamante ni dafa weex tàll ak peau boo xamante ni dafa xaw a vert ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy liggéey mais heure yi ñu leen di jël bokkul. kii ci wàllu asma rek la jëm la même chose que gis nga bii nga xamante ni moom la ñu def albirru bi estomac ulcère lay traité ak maladie gastralgique estomac
ulcère ak maladie gastralgique loolu da koy traité lépp lu jëm ci estomac. la même chose que bii jiwaar 2 la ñu bëri xam nañ ko présenté woon nañ ko moom mooy à base de gingembre bi. ar-rahma bi moom frotté la boo xam ni pour ku amee nerf sciatique ak douleur musculaire kii dañ ko koy frotté nga xamante ne koo xamante ni jékki na rek mu am problème AVC dañ ko koy traité. bii nga gis nii nga xamante ni ñu ngi ko tuddee produit naturel garab la bu weex waaye moom it prostate da koy traité. hépatique A B da koy traité siti maux de ventre yépp daf koy traité incha allah almawadda bi moom it dafay dugg ci wàllu feebar boo xamante ni hémorroïde la mooy hémorroïde interne ci lay dugg. kii moom mooy jiwaar 2 moom it waxoon nañ ci duñ ci soriwaat. Taysiir bi ci wàllu constipation rek lay réglé wàllu constipation koo xamante ni day jékki rek biir bi di wow day jékki rek biir bi lekkul dara mais biir bi seere wala mu lekk biir bi seere loolu da koy traité. kii moom mooy moringa plus moom it la même chose boo dinañ ko traité moom it façon feebar yoo xamante ni xaw na bari yi quelque lañ ci indi mooy hypertension dina ko traité diabète anémie moom it faiblesse sexuelle dina ko traité nga xamante ni moringa plus la. moringa plus dafa nekk bii xobu saab-saab la mais dafa ànd ak yeneen garab bii doomu saab-saab la dafa ànd ak yeneen garab moo tax mu nekk moringa plus pas moringa simple kese boobu nga xamante ni raxaa la moom moo nekk fële moom la kii yore ni raxaa bii moom à base de gingembre kese la nit ki mën na koo jël moo xam dafa feebar wala feebarul bu ko defee ñu expliqué ko nan la koy jëlee. kii aussi la même chose ci hémorroïde lay dellu parce que boo xoolee nit ñi léegi feebaru hémorroïde moo leen gën a sonal góor ñu bari jigéen ñu bari dañoo am problème li ñuy tuddee hémorroïde. la même chose que bii problème mu jigéen lay jëm ci kawar ak yu ko demee yu mel noonu yii yëpp nag centre bi moom moo ko liggéeyal boppam amu ci benn liggéey boo xamante ni jëlee nañ ko ci feneen wala ñu jëlee ko ci keneen incha allah kon lii mooy liggéeyu centre bi. bu ñu ñëwee fii ci sachet yii nga xam ni am na ay sachet yoo xamante ni fii day accompagner ki feebar garab yi ñu koy jox bii. mooy anti ballonnement loo xam ne day jëm ci wàllu ballonnement biir boo xamante ni dafay jooy wala biir bu def gaz wala biir boo xamante ni dafay riir poudre bi moom it ci siti lay dellu moom it mooy poudre siti bi bokkul ak liquidu siti bi bokkuñu moom it ku rëbat siti vision trouble daf koy régler kii la même chose day jëm ci hémorroïde koo xam ne dafa amee hémorroïde mais hémorroïde tam dafa soxor ba fu mu toll dafay constipé ñaar ñii ci lañ jëm kii nga xamante ni garab la pour hémorroïde kese la même chose kii tamit pour hémorroïde la gis nga ko bële moom it ci diabète rek lay régler incha allah rabbi su ko defee poudre yi nekk fii ak cuuraay ak yu demee noonu yooyu dafay dellu ci faj bi nga xamante ni wàllu shayatin la nit ki amee wala moo amee wàll boo xamante ni day jékki rek di crise moo xamante ni crise épilepsie la wala yu demee noonu alhamdulilah ci kàttanu yàlla yooyu yépp dañu koy traité bu ñu ci yàlla jàppalee dañ koy traité ndax nit ki du faj mais yàlla subhanahu wa taala moom mooy faj loolu lañ doon présenté incha allah ci wàllu centre bi di wax ni nañu ñëpp ñaanal incha allah beneen bi gis nañ ni médecine moderne mi ngi avancé ci lu bare waaye mi ngi am retard ci lu bare ndax ñu ngi faj waaye ñu ngi créé ay problème kon nag li war mooy nit ñi nañu góorgóorlu jéem a boole ñaar yépp ndax kat fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi mënuñu fexe ba médecine traditionnelle du dem mënuñu fexe ba médecine moderne du dem kon ànd rek ñun ñëpp ñu jàppalante ndax léeg-léeg nit ki dem ci moderne si jékki ñëw ne man gisuma résultat waaye léeg-léeg nit ñëw ci ñun tamit dem ci moderne si ne gisuma résultat kon mbir mi du ñun ñooy faj du moderne si ñooy faj yàlla mooy faj taala wa tabarak wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu